asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di tàmbali sama nuyoo ak sama cant demee ko ci xalifa général des mourides Serigne Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te wér ak mboolem kilifa diine yi di sant bu baax suñu baay président Ablaye Wade di sant aussi tamit waa coalition Yewwi ci turu président Khalifa Sall. ni nga xam noonu la ko président Lamine Diallo waxee ñun dañoo bokkoon ci coalition Wallu Sénégal jiite woon liste bi département Mbacké ku ne xam na li fi jaaroon yëpp jëruñu ci waxaat askan wi nga xamante ñoo taxawoon ba li ñu xamante ni moom la Macky Sall bëggoon sottiwul ñu ngi leen jaajëfal di jaajëfal kilifay diine yëpp rawatina nag waa Touba di jaajëfal coalition yi ñoom ñëpp jàpp nañ ci ba li nga xam ñoom moom lañ bëggoon ngir empêcher ma bañ a participer ci élection yi pour ñu mën a sàcc Touba defuñu ko ba bi ñu génnee dañ leen di humilier au niveau de Touba. élection Touba nag ñu bari chiffre nañ ko Touba 606 bureau de vote la yëpp dañ ko gagné Macky Sall. Mbacké 77 bureau de vote la yëpp dañ ko gagné Macky Sall musul am ci histoire politique au Sénégal humiliation bi mel nii ci Touba ak Mbacké kon population bu Touba ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen xam ne foofu ñu teg seen tànk foofu la malgré jafe-jafe yi am yëpp ci élection yi ndax ni ko dëcc waxee Touba ba samedi tuuni mi fii si ministre de l'Intérieur tuuni mi nekk foofu yebaloon na benn xale mu ànd ak benn candidat ci département bi ñëw ci suñu nit koo xamante ni moo yore suñu charte de sélection propose fukki millions pour mu jox ko téeméeri PV ci oto 10 millions la yëkkate ko ci kaw oto ni ko jox ma rek fukki PV dimanche téeméeri PV te jël fukki millions yi kooku am ak mat kooku am ngëm-ngëm kooku gëm li nga xamante ni mooy suñu projet bi na am ñu ko boo ma doon jox milliard du tax ma jox la PV yi kon il faut que ñu jaajëfal ñooñu Moussa Lamine na ngeen xam ne ay gor lañ àndaloon Touba te jooñu gor ñu mat sëkk la ba élection yi nga xamante moo am lii nii ñu ko àndaloon ñëpp ñu ngi leen jaajëfal beneen bi comme ni ko Lamine waxee ku ne xam na ni bi nga xam ñun ñu ngi dem campagne dafa am lu ñu waxante woon ak askan wi mooy lépp loo xam ni du bëgg-bëgg askan wi du ñu ci gis yàlla dogal ñu dem seeti askan wi askan wi jox ñu majorité mooy 83 députés opposition laa wax ñu opposition xañ Macky Sall majorité ndax Macky Sall nee na 82 la am waaye ni mu doon bëgg a def Touba comme sa tuul xaw ma fayeen fu mu ko def mais li am solo rek mooy fexe na ba tappale ba ne am na 82 députés mais tey 83 députés yi nga xam opposition am nañ ko tey mooy majorité kon Macky Sall amul majorité Sénégal loolu moo tax askan woowu xamal nañu dañoo am ay jafe-jafe yoo xam ni bëgg nañ ngeen di ñu waxal moo tax bi ñu gisee mbënd mi am askan wi sonn ñu gis am ay nit yu ci faatu ñuy jaale seen i mbokk ñu ne ñun suñu ngor mayuñu ñuy participer ci ay élections yoo xam ni dafay coûter bi nga xam ne mooy 8 milliards 550 millions da koy coûter Sénégal élection au conseil bi. boo jëlee beneen chambre bi nga xam ne mooy conseil économique social bi Idriss Seck nekk dafay coûter 7 milliards 400 et quelques ñoom ñaari boo leen boolee mu nekk 16 milliards 91 millions 40 284 francs moom la ñaar yooyu di boole. ay député ñoo ko wote Assemblée nationale Déthié wax na ko nee na bu fekkente yàlla dogal dem nañ Assemblée nationale te ñi nga xamante ni mooy ñeneen suñu yeneen collègues yi nga xamante ni fal na neen muy ay député ñu leen di tàllal loxo di leen woo parce que procès askan wi kenn waru ko trahir parce que bu fekkoonte ni dañu dem ànd ak Macky Sall du ñu am li ñu am comme askan wi si bopp moo taxaw ñu am li ñu am ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw raasi wu ànd ak ñun ngir intérêt peuple bi ngir que li nga xam mooy loi yu bon yi ak li nga xam mooy soxlaay askan wi ñu mën ko jàllale kon du ñu participer ci li nga xamante mooy élection yi waaye dañu si dolli ñi danañ dugal insha allah bu ñu yàlla defee ñu dem assemblée nationale comme ni nga ko waxee loi boo xam ni dafay supprimer li nga xamante ni mooy ñaari chambre yooyu parce que amul askan wi njariñ te xaalis boobu noonu
mën nañ koo jox dugal ko si dundu gu seer gi pour mu wàññi ko dugal ko si li saafara mbënd mi malgré que def nañ 766 milliards yoo xamante ni def nañ ko te kenn xamul fa xaalis boobu jaar kon yéen askanu Sénégal du ñu gën a gore pare nañu ñun ñëpp pour kenn ku nekk nga xool li nga xam mooy intérêt peuple bi nga di ko wax di ko def ba ci pencu ndaw réew mi ñoo xam ne majorité bi ñoo ko yore mën nañu samp assemblée nationale loi yi bon ñu mën ko dindi li nga xamante ni mooy au conseil bii nga xam moom lañ war a wote même buñ ko wotee bu jàllee bu bis sam ñëwee assemblée nationale ñun député yi mën nañu bañ a wat ci bis boobu noonu te bu ñu watee bis bi au conseil bi du dox kon jàpp naa loolu ba tey beneen anam la boo xamante ni ñëpp laa si tàllal loxo muy opposition bi ndax xaalis bi koy doxal mu war a nekk maanaam 8 milliards 500 bu fekkente ni indi nañ ko assemblée nationale muy bis 2023 bi yaakaar naa buñ ko wotewul ñu am majorité bis boobu du jàll assemblée kon yaakaar naa loolu tamit beneen anam la boo xamante ni au lieu que ngay nekk di dugal ay loi peut-être que muy xaw a yeex mais mën nañu bloquer budget boobu budget bi du mën a jàll ndax askan wi si boppam moo ñu gënal suñu bopp askan wi si boppam moom moo ñu wax ni lii nga xam ne moom lañ bëgg a def ànduñu si d'accorduñ si kon askan woowu nag mënul leen a trahir kon loolu rek mooy li nga xamante ni moom lañ waxoon dañ koy wax mooy ñu ñëpp ànd nañu boycotté élection yooyu noonu bàyyi ko ak Macky Sall ndax du bëgg askan wi te ku ne xam ne élection yooyu noonu 70% yi Macky Sall moo leen di nommé askan wi fol leen comme que nag am na si loo xamante ni ñun xam nañu ko kenn duñu si dugal kenn duñu si yóbbaale sëcc ko yu nga noonu bis boo ko defee bu ñëwee assemblée duñu wote bis bi te doon dugal waa pour tas ko kon c'est vraiment maa ngi leen di gërëm leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah fi ma bëgg a daaneele rek muy message bu mujj bi message wu wax sénégalais yi que ku am loo doon laam-laamee ci responsabilité bi nga xam ne moom la opposition am ak dëgër bi nga xam ne ànd bi dëgër na ko tey boo gisee taabal bii sa xel war naa dal parce que ñu bëree ngi doon wax gis ngeen ko ci médias yi ak waa pouvoir bi di ko wax waaye Yewwi Wallu tey la gën a dëgër tey la gën a xam fu mu jëm tey la gën a mesurer responsabilité c'est historique mësul am moom la ñu indi opposition jël majorité dans un pays africain boo ko gisee li muy am du ma ne amul de waaye man mësuma koo gis fenn tey loolu la ñu indil askanu Sénégal coalition bu mel noonu dama bëgg ngeen gën a yokk seen yaakaar gën koo jàppale gën koo taxawu gën a ànd ak moom ba tax may bëgg a ñaan député yi nga xam ne fal nañu leen ci liste opposition ngeen comprendre le sens de l'histoire tey l'histoire est en marche Macky Sall mënu koo téye keneen mënu koo téye gannaaw yàlla képp ku yaakaar ni parce que Macky Sall ci loolu la yaakaar fi mu nekk génnee ay millions ak ay milliards di leen jënd di leen ger di joxe ay 4x4 di joxe ay xaalis di leen promettre bu leen ci perdre seen temps parce que non seulement bu ngeen ko jëlee itam du tax mu am effet mais di ngeen wor seen askan te man gëm naa ni tey député yii falu xam nañu ni kii fi dese lu dul fukki weer ak juróom benn parce que Macky Sall gën gaa bare ci réew mi fukki weer ak juróom benn moo ko fi dese waa loolu yomb naa muñ boo ko jëlee ay 50 millions ak yu ma xamul mu ger la ba nga retourné wu askan wi dëddu la say mbokk bàyyi la sa koñ bàyyi la li xale yi naan looy wax waa koñ ba loolu dina la dal te dans 16 mois Macky dem nga ànd ak moom daanu sa carrière jeex waaye àndal ak li nga xam ne mooy àll bi jebbi di jóg bul ànd ak guy gi daanu àndal ak àll bi jebbi te mooy wàllu Yewwi ñuy wax Macky Sall bu mu perdre temps askanu Sénégal bëggatul corruption bëggatul tappale ci politique indiqué na yoon wi Macky Sall mënul def lu dul jaar ci loolu bu bëggee jàmmam ak jàmm coalition ak jàmm ñi mu àndal ndax lépp lu mu jéem coalition Yewwi Wallu dina ko gàntal kon nag asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen sax. asalaamaaleykum mbokku sénégalais yi ñuy déglu fii ci biir réew mi ak ci bitim réew di tàmbali kàddu bi ginnaaw bi ñu sante suñu borom bu baax a baax di nuyu le président Abdoulaye Wade nga xam ni moom mooy président coalition Wallu di nuyu le président Karim Meïssa Wade di wax mbégte bi ñu am Yewwi Askan Wi dans le cadre de l'intercoalition ñëw fii defee fii point
point de presse bi léegi le président Mamadou Lamine Diallo wax na ko président Ousmane mi ngi Ziguinchor mais ce matin bi ñuy nekk conférence des leaders de l'intercoalition ñoo ngi woon en contact le président Khalifa Ababacar Sall xëy na avant ñuy pare sax mu yegg si parce que dafa sore woon un peu ci biir dëkk bi ne mi ngi ci yoon bi la présidente Aïda Mbodj dafa am dëj moom it di ñaan suñu borom gi fi jógee suñu borom xelal ko àjjana yi gën a kawe le président Habib il est hors du pays le président Malick Gakou aussi est empêché mais lépp lu ñuy def boobu ba tey ñoo ngi en contact ak ñoom loolu laa bëggoon wax ci introduction bi président Mamadou Lamine Diallo wax na ko proclamé nañu résultat yu provisoire yu élection législative yi dans la précipitation ndaxte ku nekk xam na ni bi ñu koy proclamer le jeudi délai yi dafa doon continuer ba le vendredi à minuit mais li ñu demandé woon ñu bañal ñu ko wax nañ leen ko jarul ñu ciy dellu si xëy na li am rek ñu war leen ko wan mooy ñu bare ci plateau yi ñoo ngi wër naan Yewwi ak Wallu bu ñu nekkee ci biir dañu wax rek mais amul dara lu ñu def yàlla def na lépp lu ñuy def rek dañ koy documenter parce que nous continuerons à rester des scientifiques rigoureux moo tax lu ñuy def rek dañ koy documenter moo tax ma indaale lii nga xam ni ca bés ba avant proclamation résultat par la commission nationale de recensement des votes déposé nañ que ci bureau bu assistant du secrétaire général mooy irrégularité yi nga xam ni jotoon nañ ko gis ak lan ca namoon ba ñu defal ñu décharge boobu ngeen gis nii signature bi gis ni cachet bi boo dee xool ci document bi PV yi nga xam ni moom la ñu jotoon gis irrégularité yi ñoo ci nekk mais tamit li ñu demandé woon commission nationale bi mu def ko comme traitement wu PV boobu ak département yi nga xam ni ñoom lañu gisee yooyu lan lañ ci xalaat donc lii mi ngi ci PV bii dem conseil constitutionnel parce que document wu commission nationale de recensement des votes la et gis ngeen cachet bi gis ngeen signature bi mooy également la même chose ci deuxième document bi moo koy accompagner mooy lettre bi accompagner irrégularité yi ñu gis moo tax buy nit ñi di wër ci plateau yi di wax ñun dañ naan tekk te xam ni waxtu dina ñëw tontu ñëw mais tontu ak preuve parce que ku nekk xam na ni c'est une intercoalition très sérieuse donc document yooyu dina dem conseil constitutionnel document yi accompagné PV bu commission nationale de recensement des votes mais ci la ca des moom le président Mamadou Lamine wax léegi mooy intercoalition bi dafa décider ginnaaw bi mu waxtaanee ni du def recours au niveau du conseil constitutionnel gis ngeen ni loolu tey daanaka presse bi interrogé wu nañ ci ni recours yi délai yi day jeex te ba tey gisuñu document gisuñu présence bu mandataire intercoalition yi bu def recours ñu xamal opinion nationale ak internationale ni defuñu recours au niveau du conseil constitutionnel ndaxte ñi nga xam ni ci lu yàggul situation bi Sénégalais yi di traversé Sénégal di traversé ñoom ñooy lu njiig ñoom ñooy njàkk ñoom ñoo jël liste titulaire
éliminer bàyyi ay liste suppléant dem sur un même problème ñu suivre une décision bi nga xam ni moom le ministre de l'intérieur jël kuppati liste titulaire bu Benno Bokk Yaakaar bàyyi seen liste suppléant alors que avant loolu di dab ka Benno Bokk Yaakaar daboon na Dakar liste Yewwi te bi mu dabee Dakar liste Yewwi ñaar yëpp le ministre de l'intérieur rejeté ndoo woon kuppatiwul woon conseil constitutionnel suivre loolu ci bi ñu naaw bi nga xamee ni moom le ministre de l'intérieur def kon dañu ñooñu dañu amatul confiance ci ñoom te peuple bi amatul confiance ci ñoom kon ku peuple bi amatul confiance ci yow nit ñi amatuñu confiance ci yow classe politique bi amatul confiance ci yow kon amul luñ fay déposer di ay recours di perdre suñu temps parce que ñaari député ba ñett yi nu président Macky Sall jëlal ci bi mu gonflé yenn chiffres yi gonflé yenn département yi xanaa lekk cere bu neex a neex rek mooy yóbbee ñangeen yeeg mengeen yi ñuy gént ni benn député wala ñaar yooyu wala ñett yooyu conseil constitutionnel nañu ko dellu leer na leen du ci wàññi lu mu ci yokku du ko ci wàññi ci député président Macky Sall donc xam nga loolu nekk fii wala jublu ci li askan wi soxla nga naan yaa nga fay topp dem di fa taxaw yéen ñi journalistes yi ngeen fa nekk guddi ak bëccëg te dara du fa génn vraiment ñu nan leen épargner loolu parce que yéen it am nga loo leen di def Sénégalais yi am na lu ñuy def ñii am nañu leneen li nga xam ne aussi war nañ ko mën a def te conseil constitutionnel bii bu ñu yàlla mayee te ca la ñu nekk ñu contrôler assemblée nationale xam nga président de l'assemblée day proposer ci sage président de l'assemblée day proposer sur les 7 conseil bu ñu war a réformer la pour ci li war a jëm parce que kenn mënu ko bàyyi mu continuer noonu nga xam ni daanaka amul benn acteur politique bi nga xam ni tey jii nii am na confiance ci loolu dafay génn ak la ñuy dogalee donc loolu mooy li nga xam ni moom la ñu bëgg wax di wax deuxième point bi le président Mamadou Lamine dellu si léegi muy le HCCT gis nga wolof Njaay dafa naan góor ca wax ja góor ca wax ja te ku xam intercoalition bi xam ni lu nu wax rek dañ koy jëfe mënuñu tey jii nii sénégalais yi nekk ci guute inondation bi mel ne tulle ak male ci biir réew mi ku nekk ci metti bi nga xam ni kenn xamul nu mu tey ñu ciy profité di leen masawu coono ci metti yooyu ku nekk gis dund gi ni mu chéré ni Sénégalais yi di souffrir guddi ak bëccëg pour mën a assurer le minimum ñu naan ñoo ngi dugg ci institution bi nga xam ni leer nañu ni amul benn njariñ ci askan bi fii ku fi mën a wax lan mooy liggéeyu HCCT ku fi mën a wax lan lañu mën a retenir ci seen bilan ci biir Sénégal amul à part salaire bi ñuy jot 4x4 yi leen di jox jëlee ko ci budget wu état muy ay milliards yu bare yi nga xam ni mën nañ ko jël yóbbu ko foofu ñun nag nekkuñu ci caaxaan boobu intercoalition bi nekkul ci caaxaan boobu wax nañ leen lu leer ñu leen koy répété waat population sénégalaise bu ñu yóbbee intercoalition bi ci bopp réew mi li war ci réforme dañ koy engagé aussitôt te sénégalais yi daanu xam ni seen yitte mooy suñu yitte foo bi dina fi jeex kaf bi dina fi jeex yàq bi dina jeex ci nguur gi ak ci jumtuwaayu état bi pasare bi dina jeex luubal bi dina jeex lu jub rek moo fi am te lu ñu yëkkati rek day doon njariñu Sénégal yi moo tax ginnaaw ñun ñëpp d'accord nañu ci lii baaxul sénégalais yi d'accord ni baaxul intercoalition bi à l'unanimité je répète intercoalition bi à l'unanimité retenir que du participer ci HCCT intercoalition bi à l'unanimité retenir
retenir que bu ñu yàlla maye ñu installer assemblée nationale bi ñu contrôler assemblée nationale bi daanu dugal proposition de loi pour la suppression pour supprimer HCCT parce que amul njariñ milliards dafay nekk dafa jóge mën na jaar mën na njariñ askan bi canal yi kon loolu mooy li nga xam ni moom laa bëggoon wax. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen andil nuyoo président Abdoulaye Wade président coalition bi di leen andil aussi nuyoo suñu frère Karim Wade ñu ngi félicité ñëpp ñi nga xam ni si falu nañu muy suñu élus yi nga xam ne si fal nañ leen ci intercoalition bi te ñu bari tey jii bokk na ci ñi ëppoon tolof tey on a le plaisir d'avoir ensemble suñu anciens bagnards yi comme je les ai appelés ci suba muy l'honorable Abdou Bara Dolly, honorable Déthié, honorable Ahmed Aïdara et honorable Mame Diarra Fam. Et on a le plaisir de les accueillir ici. ñoom ñi nga xam ne si avant ñuy falu ji dem nañu ndumbu si mais loolu nekkul dara lu woon rek loo xam ne si def leen a doppee yokk seen activité muy lu bokk ci tolof yi nga xam ne si point de presse bi passé waxoon naa ko ci tolof yi nga xam ne si moo ñu gàllankoor loon ci élection yi ñu jublu woon te teewul peuple sénégalais génn jox ndam opposition ñu am majorité comme ni ko suma collègue yi waxee léegi opposition booleel am 83 députés alors que le président Macky et sa coalition ñi ngi am 82 députés loolu kon ñu waxoon ni nekk na ndam bu rëy boo xam ne si président coalition bi mi ngi leen ci félicité di félicité sénégalais yépp yi nga xam ne si itam ñu ci bari topp nañu geste bi mu def génn ñëw dem wote ji wane ni Sénégal ak nit dafay bëgg réewam ak yi mu mën a toll ñu wax ni kon opposition bi voix majorité boobu mu am victoire am boobu mu am daf ci am une conscience réelle dafa am confiance politique ak conscience politique ci victoire am boobu mu am n'en déplaise ak ñi nga xam ne si dañ doon rêver sur les plateaux de télévision qu'ils soient des journalistes ou pas ñi nga xam ne si sunu alchimie bi ak sunu tactique politique bi ñu tegoon ça dépassé leur entendement mënuñu woon fexe ba comprendre loolu mais les Sénégalais l'ont compris Sénégalais ñoom comprendre nañ ko gëmoon nañ ko wote nañ ko jox nañu victoire kon ku continuer di rêver naan victoire bi ñu am c'est encore des chimères rek nekkul wala gëmuñu ko yaa fa nekk incha allahu rabbi nous allons exercer cette victoire à l'Assemblée nationale en quoi faisant xanaa taxaw ci li nga xam ne si moo tax sénégalais yi faloon ñu wax ko mooy ñu taxaw ci jublu ci nan la ñuy organiser li ñu diggoon sénégalais yi mooy maanaam tàmbalee arrêter la dérive bépp loi bu nga xam ne si bu fa warul la buñ fa defoon la te ñu war koo dindi ñu taxaw ci réforme yi ñu war a def pour dindi ko ak lépp lu nga xam ne si dañ ko faa war a indeeti loo xam ne si baaxul ci Sénégal ñu fexe ba mu bañ a am loolu nag doo xaar ba yegg fa di ko def comme dëgg mën nañ ko HCCT bi ñëw ñu ci lii ci la ñuy jëkkee loolu moo tax intercoalition muy coalition wàllu coalition Yewwi yëpp ñu taxaw xool ko xam ni lii institution bu nga xam ne si du dara loo nga xam ne si rek ñu bari ñi nga xam ne si sax débauché woon nañ leen ci ñun ñi ci loolu lañ leen di ñi nga xam ne si sax dañoo trahiroon opposition bi ñu dindi leen ci suñu liste yi maa ngi gis fan yi koo xam ne si suppléante la woon ci suñu liste Pikine ñu koy dugal ci biir réseau yi naan xool leen kii député bu bees la bu wàllu bu ñu jël yooyu yëpp c'est de intox la li ñuy dugal ci réseaux sociaux yi dee leen xool ñan ñoo ko ciy def ak fu mu jógee fan yi ñu ngi koy wax Pikine benn député ñaari député yu jigéen lañ fa am ñu ngi nii Mame Diarra ak l'autre député de taxaw Fatou Gueye ñooñu lañ fa fal ñooñu nekkoon ci liste yi te falu nañu et reste dans nos rangs kooku ñuy
muy tudd suppléante la woon te demoon na avant élection yi kon donc na ngeen xam ni les rangs de l'opposition amul benn député bu ci jógee ba tey képp ku ñu woo sax wax la naan la dañoo bëgg président recevoir la wala dara da nga ñuy woo yëgal nu ko xam nga ku nar a dem doo ko wax képp ku ñu woo ñun xam nañu ñëpp ñi leen woo ak ku leen woo. numéro privé. kon boog di wax rek ni kon tey jii nii ñaaxante bi ci la ñu nekk pour wax ni député yi nga xam ne si fal nañ leen ku ci nekk xam nga la nga dal la nga daj ba falu te xam nga itam li nga xam ne si moom la Sénégalais di xaar ci yow kon boog ñun amuñu tiit foofu ñi ngi wax rek ni incha allahu rabbi loolu moo tax ma egsi ci HCCT bi wax naa ni ñu bari ci ñi nga xam ne si sax jëloon nañ leen loolu lañ leen dig ndax li nga xam ne si 70% ñi nga xam ne si chef d'état moo ko war a namee di wax ni ñun foofu institution budgétivore la bu nga xam ne si jariñul dara lu dul caser ay opposants débauchés ak clientèle politique loolu moo tax ñun ñu jàpp ni duñu ca bokk incha allahu rabbi ndax du loo xam ne d'accord nañ loolu nag ànd nañ ci ñun ñëpp ñu ngi koy xamal ñëpp lancé woon nañu processus ndax comme ñun lu gars yi ubbi rek dañuy melal ni ña nga ca mais ñëpp xam nañ ni am na loo xam ne si itam duñu jubul te duñ ca dugg kon boog loolu taxawal nañ ko di wax rek ni président Abdoulaye Wade président de notre coalition mi ngi ñuy ñaax ci bennoo mi ngi ñuy ñaax ci consolider suñu unité mi ngi ñuy ñaax ci téye suñu coalition bi ndax moom ku ko xam-xam ni démocratie la gëm lii nga xam ne si dañoo xeex dem laaj ko Sénégalais yi ba woote joxuñu ko li mu war a jariñ dañ ko cee war a def mooy voté ay loi changer ay loi imprimer ci réew mi majorité boo xam ni day peser sur la marche du pays te loolu jox nañ ñu doole boobu nañ ko ci liggéey yi loolu moo tax kon mu ngi ñaax mu ñuy ñaax di ñaax intercoalition bi ñu gën a taxaw te ñu fas yéene jublu ci installé ci suñu assemblée nationale te taxaw ci liggéey bi nga xam ne si moom la ñu Sénégalais yi di xaare di wax ni loolu rek mooy li ñuy xaar te loolu rek mooy débat bi nga xam ne si am na solo di wax rek ni ñun ci suñu biir nag intercoalition bi ñi ngi waxtaan ñi ngi liggéey lépp lu nga xam ne si war nañ koo xalaat pour nan la ñuy demee assemblée nationale kon boog na ci seen xel dal xam ni jàmm moo fi am àndandoo ak manko ak déggoo ak bokk ay xalaat ak lu ñuy waxtaane bu di ak bëccëg loolu laa ni woon rek laa ci yokk ci wax ji ndax xam ngeen ni barki démb bi ñu dajee lu nekk lu bari wax nañ ko ci di wax rek ni ku doon yaakaar naan intercoalition nangam wala nangam loolu gis ngeen tey jii dañu gën a ànd ensemble pour dem mate ji li nga xam ne si moom la réew mi teg ci sunu mbagg